jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li fees bokk na ca nim yëngu-yëngal ci liggéeyukaay ci biir Sénégal bokk na ca bàngaas bi ni wooyee SUTSAS waaye itam ànd gësëm jamono ji kon tembe ne ñu ñoom ci seen bopp daañoo gis ne seenu nekkin dafa bari ay nux jafe-jafe yi bari lool daañu dem gërëm ñetti fan ci yëpp gox ci biir Sénégal bu nu àggee ci ñaar fukki fan ak benn septembre bi daañu ci ñëw ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatoo. dañ ci bokk itam ministre bi dénk justice di Ismaïla Madior Fall bu yes bu ñu fal yes ci boppam kàddu bu njëkk yëkkati na ko nee na xelam dal na ci yoonu Sénégal na mi doxem ba fii Sénégal nekk na royukaay maanaam exemple la ci wàllum doxinu yoon ci sunum réew daañu ci ñëw ci biir xabaar yi mi ngoon ci am ndaje mun doon tàggatem mbirum rek ñu yëngu ci wàllum yoon ba àtte war a tegu ci yoon daañu ci ànd ak gëstu Mamadou Sy ci biir xabaar yi. daañu ci boole tour de l'Europe ni ñu koy faral di waxee muy kon ginnaaw tàggatu gi jëm ci wàllum yoon la ci aju ngir ñu mën a gën a xam sunuy acteur ci wàllum yoon moo xam procureur yi moo xam avocat yi tàggal leen ci jëmtukaay yu xarañ Mamadou Sy moo ko jukki bu noppee daañu jeexal ak lu soxal mbirum tàggat yaram ak Cheikh Diop bi nga xam te ne bii def na wërngalub Europe xool international Sénégal yi foofu ca bitim réew seen tolluwaay waaye ba fii dafa mel ni gaynde gi dafa réerandi maanaam Sadio Mané daal dafa mel ni gisut na mu daan gisee ay fan mi ngi nii ba wax léegi géej naa yër caax yi dañ ci ànd ak jukki bu xóot lii moo fees ni skis faram fàcce gi. sant leen gërëm leen candi bi ak ñun ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu jëm ci mbirum Ismaïla Madior Fall mu looñ fal yees mu delluwaat ci ministère bu mu xam di wàllum justice ci biir Sénégal moom ki nga xam si mooy doomu Rufisque bi gis ni ba fii kon lu mu yàkkamti woon la ci gàttal ndax maanaam daal foofee ñu koy yóbbu mbiram la ca itam bàngaasam maam département bu mu xam la ndax moom xam-xam ma jëm ci wàllum yoon rawatina mbirum constitution bu Sénégal ñu koy wooye ab constitutionnaliste fa mu nekkoon lu mu xam la ci am ndaje la nekkoon mu doon tàggate ay mbirum yëngu-yëngu ci wàllum yoon ngir ñi yëngu ci wàllum yoon gën a am jëmtukaay yu gën a xarañ ci wàllum Afrique Ismaïla Madior Fall ni Sénégal royukaay la ci wàllum doxin ci wàllum justice la mu dénk Mamadou Sy. bi ma sante suñu borom julli ci yonentam bu tedd bi maa ngi sant di gërëm président Macky Sall pour confiance bi nga xamante ni renouvelé na ma ko waaye damay préciser rek ne man depuis fukki at maa ngi liggéey ak président Macky Sall maa nekkoon conseiller juridique am jóge fa nekk ministre de la justice tey mu defaat ma ministre de la justice naa ko sant gërëm ko ci confiance boobu di wax nag ne département la boo xamante ni xam naa ko parce que liggéey naa fa yore naa ko de 2017 à 2019 xam naa nit ñi xam naa ñi fay liggéey donc suñu yàlla dimbalee incha allah liggéey bi dina jaar yoon. am naa nag fierté bokk di diriger ministère de la justice ci dëkk bu mel ne Sénégal nga xam ne dëkk la boo xamante ni quand même ràññee nañ ko respecté nañ ko ci lépp lu ñuy wax affaire justice lépp lu ñuy wax affaire état de droit lépp lu ñuy wax sax justice internationale. parce que Sénégal quand même nekk na dëkk bi nga xamante ni moo njëkk a signé ratifié le traité de Rome sur la cour pénale internationale. sànq sax procureur bi mi ngi ko doon wax nee na saa yu bëggee organiser genre séminaire yi souvent Sénégal la ñuy xalaat. ndax Sénégal dëkk la boo xamante ni démocratie la dëkk la boo xam ne état de droit la dëkk la boo xam ne aussi justice am ak ay juge am magistrat yi ñëpp ñuy liggéey ci wàllu justice tax nañu ba nga xam ne daal am nañu justice boo xam ne ràññee nañ ko ci àddina bi respecté nañ ko. kàddu yu njëkk moom ministre bi dénk yoon ci Sénégal Ismaïla Madior Fall di professeur. xabaar yi wéy ndaje moom mi ngi ko yëkkati ci ab ndaje mu yaatu mun amaloon doon waxtaan mbirum yoon waa Afrique maanaam justice ci biir Afrique nos ko gën a mën a doole ko doole mooy ñi yëngu ci wàllum àtte gën a mën a xam fu mën a jaar bu dee mbirum def ko ci njëm ñu koy woowee ay crime ak lu ñu mel noonu la rawatina bu jëm ca bitim réew ñu gën a xam dëgg-dëgg fu mu war a mën a jaar ak nu ko war a mën a toppee ba am ca lu leer lim lay yenn seen partenaire daal di beccim ay kàngam fekke woon ko jóge woon ci réew yi wuuteem Sénégal dallu na jamono mel ñu xuus ànd ak Faram Fàcce ak Mamadou Sy. Fondation Konrad Adenauer di tàggat juge d'instruction ak ay procureur yu jóge ci ñenn ci ay réew yu Afrique jëm rek ci wàllum enquête ak poursuite des crimes internationaux ci seeni dëkk loolu nag ci ab contexte bi nga xam ni justice pénale internationale day jànkonteel ak ay jafe-jafe. voudrions vraiment travailler sur le plan
dañoo fas yéene liggéey ci mbir yoo xam ni da ngay wàcc sur le terrain doonu loo xam ne mbirum wax kese la du débat académique aussi dañ fee ñëw ngir jox ay jumtukaay xelal ñi nga xam ne nag ñoo di procureur ak juge d'instruction yi ñi nga xam ne nag ñooy def poursuite yi ngir seen enquête ñu mën koo def bu baax ci ni mu waree. dafa baax lool ñu waajal terrain bi waaye tam fexe rek ba dugal justice yi nekk ci réew yi ci lu aju ci crime internationaux yi fu ñu toll nii justice internationale képp mënu rek joxe justice buy satisfaire faaw rek ñu gunge ko. Je suis à titre personnel persuadé que donte ne cour pénal international ak yeneen i jumtukaay ñuy àtte ñuy def ay ñaawteef ci àdduna bi mu ngi fi waaye dama gëm ne faaw rek ñooñee ñu leen di àtte ci seeni biir réew ci ay bërëbu àttekaay yoo xam ne dañ leen di gën a kattanal CPI li muy def doyul ba tax ñi nga xam ne ñoom ñooy àtte ca nekk ci seen biir réew yi war nañu leen gën a dooleel yokk ba ñu gën a mën a àtte nit ñi. Contribuer à donner une meilleure chance à la justice. donte réew Afrique yi bëgg nañu def ay enquête jëm ci crime internationaux yi mooy tax ba ñenn ñi duñ ko mën a def budget ministère de la justice ci réew yi ci téeméer boo jël daanaka benn rek lañ ci am. dafa nekk ay crimes yoo xamante ne dafa laaj nga am ay compétences particulières ndaxte soo leen seetloo ci école de formation magistrat yooyu duñ ko fa jàngale. yenn saa yi li muy laaj ci moyen nekk na lu takku loo xamante ne dépassé suñu budget bi. loolu nag moo tax même loolu suñ ko bëggee développer waaye nag il faut mu am coopération internationale boobu nag dañ koy def ak coopération ak système des Nations Unies. lu toll ci ñaari fukki procureur ak juge d'instruction yu jógee ci réewu Afrique de l'Ouest ak Afrique du Centre ñoo bokk ci bile séminaire jëm rek ci wàllum ñu tàggat leen ci lépp lu soxal lii di enquête ak poursuite des crimes internationaux. Fondation Konrad Adenauer daal di koy jiite ci diirub juróomi fan dinañ leen jox jumtukaay yi tax ba ñu mën a doxal bu baax seen liggéey. jaajëf Mamadou Sy xabaar yi wéy ci lu jëm ci mbirum nekkinu askan depuis ay collectivité territoriale ñu koy woowee ñu fal ci diwaan yi ñu tey liggéey nekk ci administration locale bi jamono ji ko ñu ngi jàmbat nañu seen nekkin moo tax lool intersyndical ba leen ëmb ñu ngi ko tënk ci ànd gësëm nañu nee ñu kon nguur gi na yëg ni incha allah ñaar fukki fan ak benn septembre bii daañu tàmbale gërëb ñetti fan ca nag lu su war a mën a daabaliwaat bu fekkente ni amul saafara gi ñuy séntu lii nee ñu dañoo xaar ba sonn ba fii yàgg dànkaafu nguur waaye dafa gumba tax lu moom ñi ngànk nguur gi lii moo tax ñu ni seen bool mu ñu kaay fees na kenn ci ñoom ñu ngi ko duppee Cheikh Ahmadou Bamba Diop la mu dénk maam seen bu baabu yooyu yëpp te loolu dafa am article boo xam ne dafa ni mooy article 29 de la loi 2011-08 article loi 2011-08 mooy lan dafa am benn loi boo xam ni depuis 2011 le 30 mars 2011 lañ ko wote woon assemblée wote ko Sénat wote ko président de la République promulgué ko te loi boobu dafa ni léegi képp koo xam da ngay liggéey ci mairie maanaam ci collectivité muy mairie muy conseil départemental yow moomu sa bu ñu la jëlee léegi ngay liggéey yaag fonctionnaire yéen a yem képp direction boo xam demal na buy wutul ko budget ba mu am li mu war a am yépp pour tënk ko liggéey léegi nag waaye seet nañu ba léegi li fi nekk mooy état ba léegi jéemul dara ci li fi am fonction publique locale boobu pour ñu appliquer ko ci liggéeykat yi jafe-jafe la ñaareel bi pour yokk yooyu ñuy am bu amee itam ci état ba léegi mënul ñëw ci collectivité ñun nag bi ñu analyser situation bi ñu ne d'abord intersyndical commencé le 10 août intersyndical déposé na préavis de grève le 11 août intersyndical def na fii point de presse pour wane ni préavis de grève bi de bu ñu sañoon du ñu àgg ca cappaandaw wa ndax un mois lañ ñu may boo xam ne war nañu mën a toog waxtaan war nañu mën a toog saafara problème yi un mois boobu nag yàlla na depuis le 10 septembre moo tax ñu ne intersyndical boobu jàpp mot d'ordre de grève ni bu ñu àggee le 21 septembre muy mercredi 21 septembre gannaaw suba ni jeudi 22 septembre ak vendredi 23 septembre intersyndical ni fas na yéene def 72 heures de grève d'avertissement yu njëkk su fekkee nag dégguñu ko su boobaa nag na ngeen xam ne lu ci topp fii ba at mi di jeex dana ko intersyndical dana ko def. mu ngi noonu grève la ñuy daal di jëm bu ñu àggee ci àllarba alxames ak ajjuma ñetti fan yoo xam ne ñu lu mën a yeesal la bu fekkente ni amul saafara seen naqari xol faneen fu am saafara mbaa ñu ko fay séntu mooy syndicat bi di ëmb ñuy jàngale ci université catholique yu Sénégal yi ñoom itam ña nga woon ci ndajam ëngëmloo di daana ko Sali Portudal waxtaan nga moo doon becc lépp lu seen naqaru xol lañu teg ci taabal ji sakkan na yokkuteem koppar di salaire bokk na ca ak yeneen yu ñu teg ci taabal ji ngir bëgg
bëgg ci ubbite l'école gi lu ni mel lépp ñu war ko mën a amuk saafara ñu xuus ànd ak faram-fàcceem Mountaga Kane. ñii nga xamante ni ñooy jàngalekat yi école yi nekk ci Kër Labbe nga xam ne bëriwuñu lu ñuy yëkkati seeni kàddu ni ki seeni naatangoo yi public bi profité nañu ci seeni lëlu ñaari fan bi ñu amaloon ci sali ngir nag ñaan seeni kilifa yi ñu daal di yëkkati seen salaire yi nga xam ne yokk njëg yi tax na ba ñu sonn lool. ak fii dundu gi toll fi mu nekk jafe-jafe kër yi fi ñu toll fi mu ne nga xam ne augmentation de salaire yokk payoor yi mooy jiitu ci suñuy revendication mooy natt salaire yi fi mu war a yem fi mu war a toll dinañ ko réviser waat pour mën a waxtaane toog ak kilifa yi ñu koy laaj toog waxtaane nan la yokk bu di demee ak nu mu dul demee. ñoom ñu ngi wax ne seen kilifa yi versé wuñu seen cotisation sociale yi niki IPRES ak sécurité sociale ni mu waree ñuy ñaan ñu daal di ko joyanti. bëgg nañu itam lépp loo xam ne cotisation boo xam ne statutaire la régulier ngir yàlla ñu koy def te respecté ko. ndax ay liggéeykat la ñu yor ñuy dagg ci seeni salaire war koo verser la ñu war a verser nag dañuy ñaan ñu verser ko fañ ko war a verser. ñoo ngi ñaan li nga xamante ni moom la ñu dippee indemnité de l'office national des enseignants des écoles privées ñu ne dafa ndaw lool ay at a ngi nii ñu ngi ñaan ñu yëkkati. prime boobu nag fukki at a ngi nii bañ ko laalulee yéyiñ ci yàbbiwuñ ci waxuñ ci dara yokk ko as tuut toog di xaar ñu ne ñu nekk leen tuuti rek may ñu ba ñu gën a am doole ñu waxtaanaat fukki at a ngi nii tey dañ ne fukki at nag doy na. dañoo laaj ñu toogaat càmbaraat ko seet nuñ ko yokke. ñoom jàngalekatu Kër Labbe yi wane nañu seen bokk ci intersyndical bu ñuy jàngale ci privé bi yëpp te di ñaan seen booloo bi gën a yàgg loolu sax tax na ba fas nañu yéene ci lu yàggul dara dajeek union démocratique des enseignants bu privé laïque ak jàngalekatu privé yi nga xamante ni ñu ngi bokk ci SUDES. Mountaga Kane jaajëf jóge daanaka Mbuur ca daanu Kajoor wutali kon Njàmbur fekke fa Sékou Diallo Louga moom nee ñu ubbite école bi njàqare la jàngalekat yi àndal ndax ba fii kon ñàkkum classe salle de classe yi daal jàppees na ni fi mu toll nii jafe na lool xat-xat lool ndongo yi def nekk lu gën ndax day gën a tax ba xam-xamu xale yi gën a nësax ndax jàng sol xam-xam ji boppu xale dal moo koy mën a yombal ñu xuus ci correspondance. ñi ko soxla bari lool la ci biir région bu Louga loolu nag nekk alphabétisation. ci lu Louga muy alphabétisation mu nekk loo xamante ne si dañ ko war a jox gëdda dañ ci war a gën a def ay ité. paas yi wax dëgg yàlla Louga dafa nekk dëkk boo xam ne dëkk alphabétisation la te ñi ko soxla wax dëgg yàlla man mi nga xam ne dama daan dem di def ay suivi démarrage ci kii yi ci dëkk yi wax dëgg yàlla ñi ko soxla. ñaar fukki classe alphabétisation fonctionnelle ak fukk ak juróomi yeneen yu spécifique dal nañ ko taxawal ci biir région bu Louga bi ci at mile loolu nag programme national d'éducation de base des jeunes et adultes ñoom ñoo ko fi indi. ci 20 CAF yooyu état bi da ciy dugalaat yeneen classe spécifique muy 15 classes yoo xam ne tamit yokkaat na ko ci muy classe spécifique au total ñoo ngi am ci région bi 35 classes la ñuy am ren pour PENEBJA bi ci 20 classes yooyu 10 yi ñoom ñoo nekk Kébémer 5 yi ñoo nekk Louga yeneen 5 yi ñoo nekk Linguère 15 yi nga xam ne classe spécifique yi la Louga am na fi ñett ci biir Louga yeneen yi ñoo ngi Kébémer am na ñaar yi ci des yëpp ma nga Linguère ak Daara. yooyu la acteurs yu yëngu ci wàllum alphabétisation nag ñuy ñaan ñu gën a yokk lu ñuy fay facilitateur yi. ndax facilitateur bi bu weeru deewee ñoo ngi koy fay sekk loo xam ne lu tuuti la loolu tamit ñoo ngi wax ni pour état bi jàpp ci. am na yeneen i activités yu ñuy amal ci programme alphabétisation boobule jàngkat yi dañuy faral di organiser wu daal di taxawal ay systèmes yoo xamante ni dañ ciy amal ay activités yu leen di may koom activités yooyu nag programme bi da leen di gunge di leen jàppale. ñu dugg ci wàllum politique jàppale ni fi ñu toll nii kon gouvernement bi yees bi taxaw na ñu bàyyi doon xaar ni soppite gu mag lañ ci war a séentu waaye njiitu mouvement agir ca na bokk ni moom lam doon xaar gisu ko ca itam amu ci yaakaar gum ci war a gàll ngir ëllëgu réew mi mu ne kon ganu ko toog machinal bu ITV mi ngi maa xam njaay ci faram fàccee. article premier. fanweer ak juróom-ñett jëwriñ yi nga xam ne rek dañ leen a tabb bëgg-bëgg bi mooy ñu daal di indi saafara si jafe-jafe bi nga xam ne rek askan wi ñu ngi koy dund bokk na si loolu mbënn mi dund gi waaye tamit li nga xam ne rek moom moo di loyer bi lu ñu leen di xaar kon bëri na waaye ki nga xam ne moom moo bokk si coalition Aar Sénégal dafa jàpp ni lu si am solo mooy yoon bi nga xam ni moom la leen njiiti réew mi Macky Sall
di teg. orientation politique am su ko changé wul mënul def gouvernement boo xamante ne dina ko mën a indil dara surtout nag gouvernement bi dafa doon gouvernement bu bëri ay nit trop. bu dafa jégg na day ñu ngi naan 38 ministres mais ëpp na ko parce que am na ministres yoo xam ne si moom la ñu nekk et tout ça donc loolu yëpp lu muy tekki mooy que ne fu ñu koy doon xaar du woon foofu mooy d'abord mu wàññi le train de vie de l'État wàññi ministres yi ensuite mu wan nañu ne dafay changer complètement orientation boo xamante ne war na ko am par rapport aux politique bu muy def boobu ba léegi. ginnaaw ba député yi dooree seen liggéey ñu taxawal gouvernement bu yees bi coow lu léegi ñu ngi ko yóbbu ci ñetteelu mandat bi ndaxte njiitu réew mi Macky Sall ak dogal bi nga xam ni jël na ko daal di tabb Amadou Ba ci bopp jëwriñ ñi taxul mbir mi leer. ku mu indi technocrate la ñëpp xam nañ ko xam na état yàgg na ci état et tout ça munoo wax ne du technocrate donc war na mun a doon koo xamante ne da koy accompagner pour mu def troisième mandat surtout que musul moom contre mbirum troisième mandat en même temps aussi homme politique la. nu mu nekkee homme politique nag aussi mënoo jàpp ne suba du doon koo xamante ne moom mooy am prétention bu ne man dama koy remplacer wala moom mu préparer ko pour loolu donc mënoo ci xam dara. ñetteelu mandat su fekkee ni moom njiitu réew Macky Sall daf kaa bëgg a def loolu du mën a antu benn yoon waaye leneen loo xam ni tey na xel mooy ñëwaatu Ismaïla Madior Fall ci biir gouvernement bi. gis ngeen ci mbirum troisième mandat bi nu discours am changé. loolu lu muy tekki rek mooy dafa nekk ci cadence su présidence lu mu bëgg moom lay def et cetera bon bien que loolu le plus souvent ministre yi noonu la war a demee mais fii ñu jëm mu teg ko moom nga xamante ne taxawaayam ci mbirum troisième mandat bi yooyu yëpp gis nañ ko dalul xel évidemment. docteur Abdourahmane Diouf moom njiital parti Awalé moom sax woo na ko jëgi yëpp ñu daal di booloo def benn say ngir rek. jàmmaarloog léegi-léegi njiiti réew Macky Sall ci mbirum ñetteelu mandat bi mu doon mbir moo xam ni lu war a am la suñ sukkandikoo ci moom Thierno Bocoum. mi ngi Maram Ndiaye ñu xuus wutali baax ñi moom jàppale ni daa bëgg porox ndollu ci bëccëg bi nu jagleel fexe ba plage yi war a mën a set mu tefes yi moom nag baax ñi tefes yi gën a daanaka ñàkk a xay bokk na ca mbalit ma nga fa ne xuus sakkan fa lool lu mel moo tax ñu daal di gis ni kon délégation bi jóge ci Union européenne ñëw ci Sénégal dina porox ndollu ci wàllu googu ngir mën a am mbale mu am solom waaye itam géej gi nga xam mi ngi dox di lekk ay kër loolu lépp nekk na lu su war a profité ci wàllu gu mel xool ci ay pexem gëstu bu ñuy ànd ak Babacar Seck. ñu ràññee leen ci aar alam gi ak moytandiku jaww ji ni muy soppeeku Union européenne ànd ceeg Enda Énergie mairie bu Bargny ak ñeneen amal na setal ci tefesu Bargny li nu mel nekk loo xam ni dañ ko bëgg lawal. li nga xamante ne mooy bordure géej gi yëpp ay quartier Bargny rek moo fi ne. yaa ngi dégg Ndiolmane fi la ne Ndiaga Samb fi la ne Njanj fi la ne et cetera te foo dem fu nekk am na ay mouvement de citoyenneté foo dem fu nekk am na ay équipe de sportif de nawetaan donc tey ni ñuy sonn si nawetaan yaakaar naa ne équipe bu nawetaan du football rek yu mel ni war nañ gis boole ay actions citoyennes ay actions de propreté vraiment pour rendre cette plage vraiment belle et vraiment jolie. géej gi di gën a fekk ci kër yi ak usines yi nga xam ni dañu sànn ci jaww ji tookee ci Bargny dina bokk ci plaidoyer bi nga xam ni Union européenne dina ko def ci ay bés bi ñu jagleel diplomatie climatique. waaw programme bi ñu nekk c'est un programme de résilience climatique maanaam nan la ñuy fexe ba gën a yokk dëgërlaayu askan wi face aux effets du changement climatique ku wax Bargny nag y a les effets du changement climatique mais aussi y a la pollution autour ci biir programme bi waajal nañ lu mel noonu donc am na ay activités yoo xam ne bëgg nañ kaa mettre en œuvre gën a renforcer ce qu'on appelle les informations yi nga xam ne nit ñi war nañ ko am parce que parfois problème mu information lay am moo tax ñu war a teg une plateforme boo xam ne dañ ko tuddee plateforme saytu tefes bu weesoo liggéey bi ñuy def nii dañuy am ay kuréel yoo xam ne nañ faral di waxtaan ak ñoom jox leen information ngir ñuy gën a mën a jàmmaarloog ñi nga xam ne dañ leen di polluer comme ni ñu ko mën a tuddee noonu donc loolu programme bi dina ci liggéey ak la mairie avec l'ensemble des communautés yi nga xam ne mi ngi fi Bargny jox leen information former leen renforcer leen ngir seen i mbëbëtu bopp ñoom ñu koy mën di nettali seen bopp. at mu nekk bu ñuy jëmmal journée internationale de nettoyage des plages kuréel yu bëri yuy yëngu ci aar alam bi dañuy dajaloo ba fexe tefes yu bëri yi nekk ci réew mi set wicc. jaajëf Babacar Seck ginnaaw màggal Touba di wooteeb santale ko suñu borom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
gënu génn bari ki démb ñu ngi waajal tam lu jëm ci fàttaliku jullu géej gi ñu ngi koy amee ca jàmmalaay loolu tam mi ngi ko defoon ci bi muy dem ci Gabon muy yoonu géej gi lu ni mel tax na ba commission bi ñu dénk organisation bi daje woon ak administrative maanaam autorité administration bi nga xam ne seetu wàllu guddi mel ngir xool dëgg-dëgg muy ko mel ni gouverneur ak la ca aju wala préfet ñëpp toog waxtaane wàllu googeem ngir jëmtukaay yi war a teg ngir màggal gi ak fàttaliku jullu géej gi loolu lépp war a mën a mucc ayib noppi nañ ca ban pare tamit ñu teewlu kàddu ko Jokkel Ngor Ngom mooy préfet bu arrondissement Parcelles Assainies la mu ca dénk Babacar Fall. li nga xamante ne jotoon nañ ko jël comme dogal pour que bés bi nga xamante ne moom la ñuy fàttaliku jullu géej bi nga xam ne Cheikh Amadou Bamba defoon na ko te ñu koy amalee fii mu nekk ci anam yi nga xamante ne moom moo gën a yemb donc loolu mooy li nga xamante ne moom moo tànk bi biñ fi ñëwee nag gis nañu ne am na service yoo xamante ne jëloon nañ ay engagement wane ne dinañu taxaw tem en tout cas def seen kéemtulaay kattan pour que li nga xamante ne moom mooy yembal bés bi mu mën a am donc loolu nag biñ fi ñëwee gis nañu ne am na service yoo xamante ne yàlla dogal na ñoom ñu ngi fi déjà di def seen liggéey waaye am na service yoo xamante ne gisaguñ leen ci terrain bi service yooyu nag comme ni ma ko waxee ci nasaraan mën nañ ci lim Sonatel waaye mën nañ ci lim tamit SDE bu soobee yàlla bu ñuy jógee fii rek dinañ leen contacter pour que ñoom ñu mën a indi seen taxawaay pour que bés bi nga xamante ne moom la ñu màggal te mu nekk bésu Sénégal yëpp donc mu mën ko am ñu mën ko amal ci anam yi nga xamante ne moom moo gën a yem. yegg nañ ci pàcc bi ñu jagleel tàggat yaram Cheikh Diop lañ ciy àndal Cheikh Diop moo doon def wërngalub Europe ngir xoolim gaynde yi Sénégal yi nekk ca bitim réew seen jaloore waaye ba fii jàppale dafa mel ni gaynde gi dafa xaw a réer muy Sadio Mané ay fan mi ngi nii ca fa mu nekk di ca fe nga xam ne Allemagne gisam ngam doon gis di rëbb di jàpp daal dafay faral di sooy yenn saa yi Cheikh Diop. jaloore gaynde Sénégal lañ koy dooree France foofee nga xam ne Habib Diallo moo égalisé ngir Strasbourg laata Montpellier di leen daan 2-1 Habib Diarra tamit bokkoon na ci jongante boobu ba ñuy tàmbali Jean Lepitte bokkoon na ci ba ñuy tàmbali waaye Reims Monaco moo ko fekki daan ko foofii ca Auguste Delon 2-0 Crépin Diatta ak Ismaël Jacob ñoom ci banc bi lañu tàmbalee match bi ci deuxième division bi foofee Amiens moo dalal waaye moo daan Niort 2-0 Papis Demba Cissé amal jaloore bu am solo ndax dugal na benn bit joxe benn passe décisive Formose Mendy mi ngi woon ci défense bu Amiens championnat bu Angleterre tàmbali waat na ndànk-ndànk ginnaaw faatu ren bi di Elizabeth II jamono yooyu sax Idrissa Gana Gueye taamu ngir rek tàmbali matcham bu njëkk ak Everton gannaaw ba mu fa dellu si waatee bi la yoon jongante ne match bi yëpp te it amoon na solo lool ci récupération yi gannaaw ba ñu daane West Ham 1-0 ci deuxième division bi maanaam championship Iliman Ndiaye ak Sheffield United ñoo daan Preston seen dëkk 2-0 ci benn bit bu rafet ba mu dugal Reading moo dem fekki équipe bi nga xamante ne moo di Wigan daan ko 1-0 Mamadou Loum Ndiaye ak Amadou Mbengue ñoom ñëpp ci ñaareelu pàcc bi la ñu dugg Allemagne foofee mbir yi tax ko neex ngir Sadio Mané champion d'Afrique bi ay jafe-jafe la am rek ngir bokk système de jeu bu Bayern de Munich tax na sax dugal léegi moom lu ko jafe la bi la ay bés sax moo tàmbali waaye dañoo nërmelu seen diggante Augsbourg 1-0 Belgique lañ koy jeexalee nga xam ne foofee Charleroi moo dalal waaye daa daanu ci digganteem ak Westerlo 2-2 donte ne Youssouf Badji mi nga xam ne club Bruges moo leen ko àll dugal bitam bu njëkk ci saison bi. jaajëf Cheikh Diop jaageen jëf ci ànd beeg ñun ITV lii moo tëj xibaaru marax yi bu doon doxal firum seetaan Cheikh Ousmane Fall ak ganam ca total li nga xam mooy kon bloc d'information bi doon amaat xabaar incha allah 19h45 ci français lay doon ak Adjaratou Aïssata Ndiaye Fall ba ci kanam jaageen jëf